te loolu mënul ñàkk ñu dellu ci maire yi ci conseil départementaux yi su amee wala ci ville yi laaj leen lan la ñu xalaat ci li ñu nar a tëral bi ñu leen ko laajee ku ne joxe na ci àddu ñu bëri ci ñoom d'accord nañ ci li nga xamante ni moom moo soqeekoo ci gëstu bu mag boobu amoon ñeneen ñi d'accorduñu waaye am na ñoo xamante ni ñi ci ëpp bi ñu d'accordeet dañu joxe ay proposition li ngeen di def de naam baax na waaye na ngeen ci sóoraale poñ bi ak poñ bële ngir mu gën a yéwén loolu daal mooy li nga xamante ni def nañ ko ci démarche bi mu noppee nag ba ñu tënk lépp ci lañ ko jébbal président ak suñu ay proposition ci loolu nag ci la jëlee ay décret yi bi ci jiitu mooy Kër Massar nekk na léegi département le 28 mai bi weesu la ko président signé département Kër Massar nag ni mu tëddee léegi mooy li ñu doon tuddee arrondissement des Niayes nga xam ni Yëmbal Nord la woon Yëmbal Sud Kër Massar ak Malika dañ ci dolli commune bu ñuy wax Jaxaay Parcelles Ñàkkurab waaye du commune bi yépp mooy dugg ci Jaxaay Parcelles du commune bi yépp mooy dugg ci département bi commune u Jaxaay Parcelles Ñàkkurab boobu dañ ciy génnee Ñàkkurab taqale ko ak Tivaouane Peulh génne ci Médina Thioub taqale ko ak Sangalkam waaye loolu du loo xamante ni décision la bu ñuy jël wala boo xamante ni dañ koy xalaat wala ñu proposer ko rek ci kaw bakken wala ci kaw xalaat boo xamante ni teguwul ci xam-xam dañuy xool askan yi nga xamante ni war nañu mën a dajaloo wala ci wàllu économie ci wàllu koom seen ànd mën na gën a yéwénal seen nekkin wala ci wàllu sax découpage administratif bu ñu ko defee sous préfecture yi ni ñuy taxawee ak préfecture yi dina gën a yéwénal doxalinu état ba lépp loo xamante ni yittewoo nañ ko dina gën a bar ci ni nga xamante ni solution yi noonu lañ koy apporter ci loolu département Kër Massar léegi ñetti arrondissement la arrondissement bi njëkk mooy arrondissement Yëmbal nga xamante ni Yëmbal Nord ak Yëmbal Sud lay dajale nga xam ni dinañ am sous préfet boo xamante ni bu fa amee problème bu mu mënti doon dinañ ko mën a jébbal moom mu coordonné action yi nga xamante ni yépp état bi war na ko fa def beneen arrondissement bi day doon arrondissement wu Malika ñu boole Malika ak Kër Massar Nord mooy fi village traditionnel bi nekkoon ak yenn quartier yu ko wër beneen arrondissement bi day doon arrondissement Jaxaay nga xamante ni Jaxaay lay doon ak Kër Massar Sud Kër Massar Sud fi ay numaa di nekkoon Alaaji Paate Camille Basse ak yeneen cité yi nga xamante ni ñoom ñoo ko wër ñoom ñooy nekk arrondissement wu donc Jaxaay loolu mooy première décision bi nga xamante ni président de la République jël na ko deuxième décision bi mooy li nga xamante ni dañuy xool ci yeneen département yi limite territoriale yi nan lañ koy fixé te loolu dafa am xarala yu bees bu njëkk buñ daan indi ci diggante gox ak beneen ak moroomam seen limite bu ñuy wax ni dëkk bii fii la yem dëkk bii fii la tàmbalee bu njëkk ba ni ñu ko daan mandarga dañuy wax ni boo demee ba ca guy gële wala nga dem ba ca kër gële wala nga dem ba ci tali bu xonq bële noonu lañ ko daan mandargale waaye léegi xam-xam dem na ba yegg ci directeur général u ANAT mi ngi fii teew ci mbooloo mi xarala yu bees yi dem na ba yegg ci dafa am ay technique yu ñuy wax coordonnée XY léegi fi mu ne Dakar mën nañ la wax ni la coordonnées en XY et en transverse universelle nii lay tëddee de Mercator nii lay tëddee nga xam ni référentiel spatial la boo xamante ni lépp lu xaajee ci hémisphère nord bi boo jëlee àdduna jël xaaj bi am na nu ñuy nattee poñ yi te ni ñu koy nattee dafay mën a tax bu ñu mandargalee benn gox wala benn dëkk wala benn quartier wala sax benn parcelle amul dara lu koy mën a dindi dina mën a sax néewal xëccoo yi am ci diggante askan wi léeg-léeg dafay am ñoo xam ne dañuy diggoo tool wala dañuy diggoo dëkk mais dinañ wax ci léeg-léeg dinañ gis léeg-léeg ci doxalin dañuy dem ba Sangalkam mën na ni Bambilor fii la yem Bambilor ni ko yamoo fii wala Pikine ni fii nga yem Pikine ni ko yamoo fii Géejawaay ni ko lii ci man la bokk loolu nag li ko doon waral mooy niñ daan nattee fii dëkk yi yem moo ko daan waral loolu dafa science dépassé na ko doxalinu àdduna dépassé na ko te su àdduna di dox da ngay fexe li nga xamante ni moom mooy gën a ñoŋal diggante nit ñi ci seen biir ñu wéyal ko ba tax na
bi nga xamante ni limite territoriale yi war nañ ko fixer dañoo sukkandiku ci xam-xam yooyu ak xarala yu bees yi nga xamante ni même ci lien internet yi boo ci duggee parcelle sax soo ko amee boo amee coordonnées géographiques yi mën nga xam exactement fan mooy limitu coordonnées géographiques yi loolu yépp nag dañ ko tabbal ci réforme bi pour gën a yéwénal mais tamit gën a indi kaaraange ci li nga xamante ni moom mooy limite territoriale yi bu leelu weesoo tamit bu ñu demee ci département Rufisque wax nañ ko léegi am na ay arrondissement yoo xamante ni am na fa te amu foon arrondissement wu Bambilor moo fa nekkoon day jëlaat turu arrondissement wu Sangalkam arrondissement wu Diamniadio amul woon dañ ko créer commune yi nga xamante ni mooy nekk ci biir mooy Diamniadio Sébikotane ak Yène Rufisque Est nag arrondissement boobu moom du bouger boo demee Guédiawaye benn arrondissement la Guédiawaye gépp amoon nga xam ni préfet moo fa nekk mais amul sous-préfet mais pour gën a yéwénal mais tamit pour gën a fexe ba su nit yi amee problème ci seen gox yi wala état bi bëgg a jël benn décision wala bëgg a doxal benn mbir ci gox fexe ba ci gox boobu lu mu gën a yamee ci wala nu mu gën a yamee ak nu mu gën a mën a yéwénee ci niñ ko war a mën a saytoo ci ay problème am mën ci apporter ay solution ci ni mu gën a gaawee il faut que nga am ay taille superficie yoo xamante ni du doon ay taille yoo xamante ni da ngay réer ci biir parce que benn département am nekk benn arrondissement nga am benn département mu am ñaari arrondissement bu nekk mu am sous-préfet bu nekk ci bopp bi nga xamante ni lu kenn nit doon lijjanti ci lu yaatu léegi ñaari nit ñoo koy lijjanti te loolu du lenn lu dul bëgg a am solution yu gën a gaaw ba tax na département de Guédiawaye léegi ñaari arrondissement la arrondissement Sam Notaire ak arrondissement Wakhinane Nimzatt boo jëlee arrondissement Sam Notaire li fa nekk mooy Golf Sud commune Golf Sud ak commune Sam Notaire nga dem Wakhinane Nimzatt da nga fay fekk Njaareem Limamoulaye Médina Gounass ak Wakhinane Nimzatt loolu mooy li nga xamante ni mooy beneen décision bi alors bi nga xamante ni tamit xool nañ ci wàllu waxoon naa ko léegi dama ciy dellusiwaat département de Rufisque arrondissement Diamniadio am na fa mais arrondissement wu Sangalkam boobu tamit dama bëgg a leeral ni am na ay village yu nekkoon ci wetu ginnaaw Sangalkam parce que da ngay traverser Sangalkam da ngay mën nga jógee Bambilor traverser Sangalkam yeggaat ci yeneen village yooyu tamit dañ ko réorganiser waat même dans le cadre des communes xam naa sama collègue bi dina si ñëwaat léegi monsieur le ministre Omar Gueye en charge des collectivités territoriales pour ñëwaat si point yi nga xamante ni war nañ ko préciser ci cadre boobu. dernier décret bi mooy décret bi nga xamante ni dafay fixer chef-lieu de région yi département yi ak arrondissement yi en même temps que muy fixer limite territoriale yi mais en même temps dañ koy toujours sukkandi ci li nga xamante ni mooy xarala bu bees boobu ma waxoon léegi muy coordonnées XY en transverse donc universel Mercator mais li nga xamante ni ci tënk mën nañ ko jàpp mooy découpage administratif du loo xamante ni lu yees la ci Sénégal ci njëlbeen amul woon 14 régions jóge na ci 7 régions dem ci 8 régions dem ci 11 régions ba yegg si 14 régions alors département yi tamit tollul woon nii mu toll ci 45 dafa dox ba yegg si fii mais saa yu ñu demee ba àdduna dab ñu ci doxalin population gën a yokk dynamisme économique maanaam doxalinu koom-koom ñu gën ko ràññee ci yenn gox yi toog nag seetlu da ciy jot te bu boobaa day am ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc jëmale ci loolu ñu laaj leen ñu xalaat ci bu ñu ci xalaatee ba noppi nag ñëw jébbal ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a porter proposition yóbbu ko ci monsieur le président de la république mu dogal mais du lenn loo xamante ni mooy sabab bi wala mooy solo si lu dul gën a yéwénal découpage administratif moom benn objectif la am mooy yéwénal dundalin askan wi ngir fa ñuy jëlee décision yi ak fañ koy coordonné gën a jege ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa dëkk lii daal moo doon ci tënk li ma bëggoon présenter ci point yi nga xamante ni moo ci génn ci ñetti décret yooyu nga xamante ni son excellence monsieur le président de la république Macky Sall jëloon na ko ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weer bi ñu génn maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. Merci beaucoup monsieur le ministre de l'Intérieur.
pour la clarté de votre exposé. Je voudrais également à mon tour présenter mes condoléances au groupe Leral suite à la disparition tragique des journalistes qui étaient dans la mission de Monsieur le Président de la République. Cela a été une très grande perte et le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, s'est exprimé et a présenté ses condoléances de la nation. En complément à ce que mon collègue a dit, je voudrais m'appesantir un peu sur le décret 2021-688 portant scission de la commune de Keur Massar et fixant les limites territoriales de communes dans le département de Keur Massar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque. Il est revenu largement sur le département de Keur Massar et la création, effectivement, des communes de Keur Massar Nord et Keur Massar Sud. Mais particulièrement également dans le département de Rufisque. Si nous prenons l'arrondissement de Diamniadio, en réalité, il n'y aura pas de changement en ce qui concerne les limites territoriales des communes qui composent cet arrondissement.